ak li nga xam ne ñi nga xam ne jural na leen jafe-jafe déjà. muy Cheikh Oumar Diagne ak Karim Gueye ñu koy woowee Abdou Karim Gueye ñu koy woowee Karim Xurum Xaq. D'accord ci loolee la ñuy daal di dikk ak actualité. comme ni nga ko waxee Moustapha génn àdduna kii di imam Alioune Badara Ndao daal dinay marqué bu baax a baax sénégalais yi waaye itam li ci toftalu ci ay xibaar. ay bis bi kon li fi gën a fës ci xibaar kon mooy génn àdduna imam Alioune Badara Ndao mi nga xam ne wax nañu ne tànkam la doxee dem hôpital. am fa ay fan sénégalais yi jékki-jékki rek ñu ne leen il est dans le coma. ñu ne dañ koy lancer benn cagnotte ngir mën ko évacuer. bi ñu lancé cagnotte bi defe naa ne ñu ngi ko lancé suma juumul altine. lundi ca talaata ja lañ ko tàggee. moom imam Alioune Badara Ndao muy mbir mu bette lool. di wax ne nit a ngi nii koo xam ne bokk na ci semaine bi yëpp maa ngi koy wax te dama koy répété waat fii. ci ñi ma tuddee man les victimes de la lutte contre le terrorisme. C'est vrai. xam nga dafa ñu woowee les victimes du terrorisme mooy ñi nga xam ne dañu jàpp ne ñoom terroristes ñoo leen rey wala ñoo leen gaañ. ñu ne leen les victimes du terrorisme. moom mën nañ ko woowee une victime de la lutte contre le terrorisme. su ma ko waxee maam Biram Waj mi jàmbaar ji di laajte sànq ne ma bul wax victime de la lutte contre le terrorisme parce que terrorisme amu fi. mën nañu wax ne victime du régime ou je ne sais quoi mais moom dafa jàpp ne terrorisme amu fi. Mais li am solo rek mooy bi ñu koy jàpp waxi terrorisme lañ ko jàppe woon. ak association de malfaiteurs jëlee ko ci Kaolack ci conditions yi ñu ko fa jëlee tëj ko ci prison ci conditions yi ñu ko tëjee prison te moom ci boppam. mu ñëw fii ci Walfadjri defe naa koorug daaw la. raconté ko fi lépp. ñu tëj ko ñaari at ak juróom-ñetti weer. imam Alioune Badara Ndao 33 mois. mu génn ci kaso bi. moo ci foofu déjà alerté woon na ci condition de détention ak li nga xam ne moom la daj ci prison bi mais comme li Cheikh Oumar Diagne wax keroog ñun ñëpp sénégalais yëpp dañoo jàpp ne xëy na génn na mi ngi ci jàmm. wallaay continuer vie am normalement. ñu teg ci ab diir mu génn ba kenam mu ñàkk ba kenam. yàlla moo ñëw ak ndogalam. dëgg la saa yu ko neexee la koy def. du ci tàggu kenn. mais n'empêche ñu bari commencé di interroger wu. ci est-ce que li ñuy tuddee les séquelles de la détention topp ko ba yóbbu bakkanam. c'est des questions que ñu bari posé wu. ku mel ne Abdou Karim Gueye am wax jum ci wax. Cheikh Oumar Diagne également am wax jum ci wax. ba démb ñu xëy suba dégg ñu ne takk der yi nekk ci division des investigations criminelles teg nañ loxo Abdou Karim Gueye. ab diir fekk ko ci këram jël yóbbu. d'ailleurs sax loolu war naa mën a jeex ci réew mi parce que koo xam ne boo convoqué mu ñëw jërul dem ci këram fajar di ko fodong di yóbbu. ñu teg ci ab diir ñu ne kii di Cheikh Oumar Diagne moom ci boppam. bind ci page Facebook am ne alkaati yi ci division des investigations criminelles woo nañ ko. ne ko bu 18h na ñëw wuy ji. na ñëw wuy si déjà sax man dama jàpp ni réew mi il faut ñu jeexal fi di convoqué nit 18h. nit Sidi Lamine Niass mi convoqué nañ ko fi benn bés ak ngoon ba mu demee defe naa garde à vue la mujj. te loolu yàggul. c'est vrai. bari na ñoo xam ne Ablaye Wade daana wax d'ailleurs que ni bu ko alkaati yi convoqué àjjuma du dem. parce que bu deful ndànk week-end bi fa la koy passé. wallaay. donc convoqué nit 18h déjà ça pose problème. donc ñu convoqué ko 18h man démb bi 0h di jot laa ci jokkoo ak kenn ak ay jegeñaaleem ñu ne ma ñoom ñaar ñëpp wax nañ leen ne dañ leen yóbbu garde à vue. yóbbu leen ci commissariat central ba fa lañ fanaan biig. ma ne ko lu tax ñu ne nee nañ dañ leen a toppee diffusion de fausses nouvelles maanaam joxe xibaar yoo xam ne wérul. Coro man dama jàpp ne rek ci pénc bi ñu nekk. képp koo xam ne da nga fi am kàddu di wax. soo waxee xibaar yoo xam ne wérul am nañ droit woo la. laaj la lan moo tax nga wax ko. ndax mën nga cee indi ay firnde. encore que il faudrait que ñi wax ne dañu def diffusion de fausses nouvelles ñu prouver que ne effectivement li ñu wax fausse nouvelle la. c'est vrai. xam nga buñ ne maa da nga def fausse nouvelle nañu prouver ne li ma wax fausse nouvelle la. mais loolu comme ñi ngi ci cadre l'enquête
xëy na ci seen i enquête dinañ wax lu tax ñu ne dañ leen topp pour diffusion de fausses nouvelles. mais daal li am solo mooy ku mel ne Cheikh Oumar Diagne moom moo ko wax ma dégg démb bi muy dugg ci DIC. dafa wax ne moom dafa gëm ne Imam Ndao dañ ko faat. kan moo ko rey nan lan ko reyee c'est la grande question. et loolu moo taxoon moom mu demandé woon famille ñu accepter ñu autopsie parce que dafa wax lu am solo daf ne bu ñu autopsie woon xëy na xam lan moo ko faat dina tax xëy na ñu mel ne ñoom di xeex bu ñu demee prison ñu bàyyi xel ci seen santé yu demee noonu. c'est vrai. mais tout cela. man dama jàpp ne ku wax ci penc mi loo xam ne waxuwul wala boog ñi nga xam ne ñoo yor yoon ci réew mi. jàpp ne lii waxuwul am nañ droit woolu la. mais wóolu boobu nañ la woolu ci respecter li nga xam ne mooy sa àq ak sa yelleef àq ak yelleef man jàpp naa ne bokk na ci koo xam ne soo ko convoqué mu ñëw. parce que Karim Gueye c'est pas la première fois ñu convoqué ko mu dem wuy ji jërul dem di jëli. mi benn ñaareel bi ma jàpp ne koo xam ne ci réew mi la dëkk di fi yeewoo fi mu dëkk ak dik su jëlee oto 15 minutes 20 minutes mu àgg jërul convoqué 18 heures. jërul convoqué 18 heures man loolu laa jàpp. c'est vrai. beneen bi mooy Thioro. gis nga lu ma jàpp ne war nañoo mën a woo kuñ bëgg a woo. mu expliqué wu. ci wax joo xam da ko waxtaan jàpp ne jubul. man dama jàpp ne réew mi sentiment bi fi nga xam ne moo fi am. te sénégalais yu bari du mën a ñëpp partagé ko mooy sentiment wu injustice. xam nga injustice mooy lan injustice nekkul ne nit ñi di def lu leen neex te kenn du leen jaarale ci yoon. justice moom ku def loo jaaru ci yoon ñu jaarale ci yoon. mais injustice sentiment wu injustice li koy jur mooy. man ma mën a toog di wax lu ma neex. dara du ma ci fekk bu sëriñ waxee lu gën a ndaw moom ñu jàpp jaar la ci yoon. pourquoi parce que sëriñ dafa farag ki nga xam ne moom moo incarné le pouvoir. Thioro dinaa la ko wax fii mu leer. waaw gis nga buñ dee wut ñoo xam ne dañuy exercer de la violence verbale. parfois même de la violence physique. sur des Sénégalais comme ñoom jërul jëli Cheikh Oumar Diagne jërul jëli. Abdou Karim Gueye jëlu keneen nanu jàpp ci jegeñaaley Macky Sall waa parti am ak ñi ñu àndal te man mii man doy naa ci exemple Serigne est-ce que xam nga ne diggante mercredi jeudi ba tey jii ci vendredi man Moustapha Diop mii di wax ak yow amul saaga bu ma déggul ci àdduna jóge ci famille wu njegeñaaley Macky Sall yi xam nga man je dis très souvent que ni Cheikh Oumar Diagne dafa wax ci réseaux sociaux yi ñëpp dégg. man je dis également que ni man mii di Moustapha Diop su ma toogee fii ma wax loo xam ne dafa am ñu jàpp ne li ma wax jubul wala du dëgg am nañ droit wax ci seen chaîne YouTube wax ci seen Facebook. lu leen neex ne parce que man maa choisir ne damay wax nit ñi di ma dégg. publiquement. mais li nga xam ne moo inacceptable mooy Thioro ci ñoom ñooñu. dañu am seeni ay groupe WhatsApp xaw ma nu ñu ko tuddee. ci la ñuy jël numéro Thioro def ko ci. wallaay kenn ku nekk ci ñoom jël numéro Thioro boobu woo ko mbaa mu yónnee ko message saaga ko loolu dañuy def. wax naa la fii benn jour ne la man damay jaaxal trop su ma déggee très souvent même ñun journaliste ñu koy wax naan jeune opposition bi certes principalement jeune Pastef yi dañuy violent. dañuy saaga nit ñi nangam ak nangam man j'ai l'habitude de dire que ni. saaga yooyu ñuy saaga sur les réseaux sociaux man du ma déranger trop parce que ku nekk am nga ci accès et képp ku jël parole sur l'espace public attends-toi à ce que ñuy yëkkati ay wax ju ñagas di la ko jëme caw ñu gën fuuf dañ leen koy def mais su fekkee ne les gens capables nañ te ay kilifa ñoo koy def ci seen parti boobu ñoom waa APR ak waa Benno jël sa numéro téléphone jox ko ay xale yu bare yoo xam ne ñii ngi Sénégal ñii nekkuñu Sénégal ñuy envoyer ay messages di la woo di la saaga pendant au moins 3 jours sinon plus dama ne loolu moo gën a garaaw fuuf li ñuy bind ak di ko wax sur les réseaux sociaux te loolu man dama koy vivre Thioro bii da koy vivre Pape Ndiaye vivre na ko fi Mame Bira Wadj Pape Makhtar Diallo keneen ak keneen et certainement d'autres journalistes sénégalais te kenn defu ko ku dul jege ñaalay Macky Sall te li ko waral mooy je dis souvent que ni les jeunes ñi nga xam ne faruñoo ak le pouvoir xëy na duñ ko def parce que xam nañ ne buñ ko defee ñu teg leen ci yoon mais ñi ne ci pouvoir di ko def dañu xam ne buñ ko defee dara du leen ci fekk dara du leen ci fekk. tey jii boo ñoom te mënoo imaginer saaga yiñ capable di ko saaga et c'est quoi le problème. lu ko gën a garaaw sama téléphone bi lu ko gën a garaaw lañ ci def. fuuf mais wallaay nañ rigal nañ dalal seen xel. gis nga soo xoolee lan moo waral coolu yëpp dañ ne. Cheikh Oumar Diagne diffusion de fausses nouvelles man maa taxaw fii
ci sama live mercredi ma ne li ma gis président Macky Sall def ko ci contexte bii ñu nekk muy contexte su inondation ay xale ñàkk seen bakkan ci ndox mi tey jii suba gis naa Libération wax ne ci 3 jours 5 xale 5 personnes ñàkk nañ seen bakkan ci ndox meeg moto pompe yii ñuy pompe pour génne ndox mi seen kër yu demee noonu Imam Ndao faatu la veille le lendemain ñu indi coupe du monde palais ñu ne fa di photo woog di way daan di folklore ma ne man gisuma ay chef d'état réew yu mag ci àdduna bi yoo xam ne dañuy def lii di photo woog coupe du monde di folklore te li nga wax noonu la amee de man maa ko wax te li nga wax noonu la amee maa ko wax ñu ne mais dañoo dippal ñu ne waaw day fen waxul dëgg parce que Macron photo woon ak coupe du monde nu mu tudd Biden photo woon ak coupe du monde bu leen neexee mais li Macky Sall def palais bi ñoom defuñu ko je suis désolé de le dire te tey laa ko gën a mën a wax mais li am solo dans tout ça mooy dama doon wax le sentiment mais Moustapha ma ñu yokkal la ci rek ki njëkk a publier sa vidéo boobu kooku avant muy publier sa vidéo la publier ab ay écriture yoo xam ne day kañ wala sax mu kontaan ci faatu Imam Ndao ki ko njëkk a def ki leen may fit moom compte fictif bi nekk ci Facebook bi leen may fit ñoom ñëpp ñu jóg monté vidéo boobu kooku bien avant yow li mu lay wax la doon kañ ak a kontaan nee na ci benn fan guddi première guddi fanu Imam ci suuf c'est très grave foofu la Sénégal toll xam nga kooku alkaati yi ni ñu dem ba jëli Abdou Karim Gueye noonu la war a def ba jëli ki bind loolu billaay parce que tey dafa am benn loolu moo gën a dangereux ci réew mooy nit ñi bu ñu demee ba ku nekk yëg si sa xol ne da nga am sentiment wu injustice mooy li ma la wax léegi rek mooy kii mën na def lu ko neex dara du ko ci fekk kii su defee li gën a ndaw ñu jàpp ko loolu li muy jur mooy ku nekk fajal sa bopp te réew du doxee noonu une démocratie du doxee noonu tey Imam Alioune Badara Ndao moomu le Coro luñ ko mënti waxal attekat ba ca palais de justice bii ci Ndakaaru moo ne dañ koo tooñ wallaay parce que ginnaaw bi ñu ko tëjee ñaari at yu ak juróom-ñetti weer indi ko teg ko ci kanamam mu àtte ko déglu ko mu wax mu déglu témoin ñu wax mu tiim dossier bi xool ko ci ni ñu koy waxee sax dans l'intime conviction de li mu am moom juge bi mu ne ko ñibbil sa kër mu ñibbi këram kooku loo mënti wax rek dudul dañ koo tooñ yaa ngi wax sa fa ñaari at yoo xam dafa ànd ak métit ndax oui wax na ko fii mais bien sûr wax na ko fii à partir de cet instant là man je comprends état d'esprit bi nga xam ne moom mooy animé ku mel ne Cheikh Oumar Diagne ku mel ne Karim Xurum Xax nga xam ne ñoom depuis des années ñi ngi nekk dans ce combat là tey ñooñu ñi ngi garde à vue pourquoi parce que dañu wax ne nañu autopsie pour xam lan moo ko faat wala ñiy wax ne dañ koo faat ak lu ñu mënti wax yoon am na droit def liggéeyam su fekkee dafa jàpp ne kii li mu wax dafa waxuwul mais à partir de cet instant là on doit dire yoon également li ñu ko sant mooy mu tëddee njaaxaanaay ci Sénégalais yëpp ak foo mënti far même boo dee yeewoo kër président Macky Sall soo waxee loo xam ne moog li Cheikh Oumar Diagne wax ñooyam ñu jaar la fi ñu jaar la Cheikh Oumar Diagne mais le sentiment d'injustice bi ñu animé ñun ñëpp ci ñun mooy ku bokk ci nguur gi mën ngaa def lu la neex mën ngaa saaga ku la neex y a aucun souci menacé ku la neex mais nag waa ji wax na ko Cheikh Oumar Diagne il faut que ñu comprendre une bonne chose ci Sénégal comprendre ko une bonne fois pour toutes moo di ne réew mii xëy na man mën naa nekk tàppet mais réew mii ay tàppet dëkkuñu fi Sénégal gii Sénégal la goo xam ne suñu ay maam dañoo joxe seen ay bakkan pour que Sénégal nekk lu mu nekk suñu ay maam dañ leen a Cheikh Ahmadou Bamba mii ñuy waxtaane ci weer wii dañ koo tàggaleeg njabootam 33 ans pratiquement ci loxoy tubaab yi la nekk pourquoi simplement parce que dafa gëmoon ne dafa war a xeex pour der bu ñuul dafa gëmoon dafa war a xeex pour liberté am ces Sénégalais là su fekkee ne xeex nañ loolu lépp bay tàggalikoo ak tubaab bi wëlbatikoo neneen ñëwaat ci réew mi mooy ay Sénégalais yoo xam ne ñoo mën a yem ak yow ñoo yem di wax wolof comme yow ak man ba pare nekk di jëf li tubaab bi doon jëf ci suñuy maam ñu koy jëf suñuy kaw mais Sénégalais boo xam da nga choisir ne man du ma ci wax je choisis de me taire mais buñ la jàppee jaam yow la neex wallaay Imam Ndao li ko xam ne moo ko dal yépp su fekkoon ne toog ci daara dong la di jàngale alxuraan di jiite jumaam kenn du ko def dara dëgg la mais c'est parce que dafa amoon un discours boo xam ne bokkul ak le discours bi ñu miinoon ci les religieux yi ne woon fii man maa ko laajal sama bopp déer maa ne ko mais imam yow lan moo tax alkaati yi départ Ndakaaru gii romb Tëngéej romb fii ba Ngaan Alassane ca kaw la ñëw ba sa jàkka yow ñu ne la niib alors que romb nañ fii daara romb fii jàkka romb fii sëriñ romb fi lu ne jàpp ju leen c'est parce que am na loo def
man maa ko wax imam fii koor la woon mu ne ma mais lim la tontu mu ne ma simplement parce que li may wax imam yooyu waxuñu ko dëgg la parce que moom li mu doon wax mooy ñu libérer Sénégal gi éveiller conscience su Sénégalais éveiller conscience su Sénégalais yi te loolu nag je crois que il faut que ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom di leen soutenir ñu comprendre une bonne fois pour toutes que ne Sénégal judduwul en 2012 man je dis très souvent que ni Ablaye Wade mii nekkoon président Sénégal mën nañ wax ne c'est quelqu'un boo xam ne combat démocratique yi Sénégal mën a yëpp pour agsi fi mu agsi Ablaye Wade mën na yëkkati loxoom ne bokk naa ci dëgg la am na lu mu am mais président Macky Sall quand même bi ko Sénégalais yi fal en 2012 Serigne sa xalaatal ma rek nga wax ma bii combat démocratique la mën a ci réew du benn wax dëgg fa yàlla d'ailleurs xalaatal ma rek bi gars yi di xeex fii sax 3e mandat moom dafa dem batterie campagne donc bokk les Sénégalais ont découvert Macky Sall ak Ablaye Wade mu nekk président méritam mooy Ablaye Wade ñu bundu xataal ko biir PDS mu bàyyi dem wuti comme ñëpp dem wuti Sénégalais am ci moom confiance fal ko mais ñi nga xam ne ñoo mën a revendiquer les acquis démocratiques au Sénégal buñ doon lim du ma ne duñu lim Macky Sall waaye du bokk ci ñi njëkk a lim un président comme ça bu fekkee ne da nga jiite réew mu mel nii da nga ko war a jiite ak humilité am yërmande ci ñi nga xam ne ñoom nga jiite xam ne mérite boo yaakaar ne moom nga am pour jiite leen rek koo wàññi ci Sénégalais yi am na le même mérite pour toog fi nga toog malgré tout yàlla yow la tànn à partir de cet instant là man dama gëm ne ki jiite Sénégal dafa war a nekk ku yaatu dënn koo xam ne mën naa dégg Karim Xurum Xaq wax ko lu ko naqari mu bàyyi mu jàll Cheikh Oumar Diagne wax ko lu ko naqari mu bàyyi mu jàll parce que yàlla teral na ko teral boo xam ne teralu ko beneen doomu aadama parce que fii ci Sénégal fii ñu toll nii tey la lan 9 septembre 2022 amul Sénégalais bu fi mën a taxaw revendiquer statut président de la République te tuddoo Macky Sall ça n'existe pas Ablaye Wade ancien Abdou Diouf ancien mais kenn rek mooy taxaw ne je suis le président de la République du Sénégal mooy Macky Sall donc à partir de cet instant là il faut qu'on arrête de penser que ni nit ñi duñu wax li ñu bëgg a wax dinañ continuer di ko wax lu leen ciy fekk leen ci encore une fois Cheikh Oumar Diagne Karim Xurum Xaq dañ leen a jàpp pour diffusion de fausses nouvelles su fekkee ne àttekat bi ñi yore yoon dañu jàpp ne liñ wax c'est fausse nouvelle la am nañ droit poursuivre leen mais nag le sentiment d'injustice bi ne ci réew mi nañ ko arrêté mooy lan mooy soxlawul pour jàpp Karim Xurum Xaq ñu fajaru këram di ko jëli soxlawul di convoquer Abdou Karim Gueye à 18h de la même manière dañu war a xool ñi nga xam ne ñoo nekk dans le pouvoir du président Macky Sall di def même chose wala pire que ça ñu jaar leen ci yoon parce que mën na leen identifier xam nañ leen maa ngi wax démb ne loo mënti reprocher Ablaye Wade bi mu yoree nguurug Sénégal loo ko mënti reprocher bari na ay rapport yu ñu def sur des gens yoo xam ne ci nguuram la ñu bokk moom moo leen fal moo bind décret signé fal leen ñu épingle leen ci ay rapport gars yi jaar leen ci yoon yóbbu leen prison bari na mën naa lim léegi dama bañ a tooñ parce que ñu ngi seen njaboot libéré nañ leen dëgg la làqul woon kenn bu amee ñum làqoo nit am na ñoo xam ne moom làqu leen mais ba Macky Sall faloo ci nguur gi ba léegi mas nga fee dégg rek benn rapport bu ñu wax ne dafa épinglé kenn ku bokk ci pouvoir am waxuma ñu jàpp ko de mais au moins mu am un début d'enquête Mame Birame de nee na promotion lay mujj am sax Serigne su fekkee am na nañ ma ko wax man yëguma ko encore une fois wax naa ko bërki démb moo tax ñu saaga ba saagam je ne suis pas censé yëg li xew yëpp mais man yëguma fenn foo xam ne wax nañ fa ne kii ci nguuru Macky Sall la bokk un rapport de l'OFNAC ou de la Cour des comptes ou de l'IGE épinglé na ko ñu jël dossier bi jox ko un juge ne ko topp man de gisaguma ko su ngeen ko gisee yéen ngeen wax ko sentiment d'injustice boobu fan la mën a yóbbu réew mi Moustapha sentiment d'injustice boobu fi mu mën a yóbbu réew mi wax naa ko léegi sama biir wax mooy il faut ñu comprendre lenn mu jeex moo di ne man gëwuma ne Sénégalais yi dinañ dellu di yeew seen bopp di ko jébbal kenn cela veut dire quoi que ni loo mënti teg ci bundu xatal leen ci wàllu yoon loo mënti teg ci ay alkaate ki takk der pour ñu bañ a wax liñ bëgg a wax dinañ continuer di ko wax même bu fekkee 10 Sénégalais ñooy des di ko wax ils vont continuer à le faire de la même manière te am na fii combien de fois nga dégg ay nit jàpp sàcc rey combien de fois nga dégg ñu ne nit jàpp nañ kuñ doon taqal am góor jigéen duma ko wala ñu taal ko lu ko waral mooy parce que dañu gëm simplement que ni kii bu ñu ko yóbboo ci yoon du mujj fenn te tant que ñi ngi naan du mujj fenn fi muy mujj mooy nit ñi di fajal seen bopp te loolu mooy danger pour société bu mu mënti doon Cheikh Oumar Diagne mii may waxtaane Serigne bul fàtte ne bi ñu koy jàpp démb ci liberté provisoire la nekk
Cheikh Oumar Diagne tëj nañ ko 7 avril ba 8 juillet 2022 lan moo tax parce que nee nañ dafa wax ay wax yoo xam ne diffamation ak injure jëmale ko ci benn député kooku porté plainte c'est très rare su amee aussi nañ ma ko préciser c'est très rare ma nga gis benn sénégalais porté plainte beneen sénégalais pour diffamation ou injure ñu yóbbu ko ci yoon mais Pape Ndiaye mii ne ci ñun du diffamé ni ñu ko waxee sax liñ ma def ko Coro def ko keneen ak keneen def nañ ko bi saaga ko wax ko lu ne mu jël saaga yeeg yépp dem jébbal takk der yi est-ce que ban suite la am dara xam nga kee sax nee na dafa injure la maanaam dañu ko saaga ak yeneen Pape Ndiaye jiiñ nañ ko fi leneen ak leneen Pape Matar Diallo jiiñ nañ ko fi leneen ak leneen man mii dañ maa bindal ne dama am jëkkër am far Pape Ndiaye moo ma may diw ndax ko duma ko tudd sax di ko tooñ moo ma may diw te ma yor sama jëkkër di sëy loolu du des ci internet bi ma am sama doom ju jigéen di doomu gor pire ñu mën a ternir noonu sama image nee nañu xëy na nag mënuñu maa yàq ndax xamuñu luñ ma boote mais tamit waaw injure bu mag la mënu ko weesu ma yor sama borom kër moom moo ma dalal mais su ma dalalu woon du yem fii moom moo ne ma man la concerné ak yow lii ñuy wax nii maanaam mu ma jàllal te romb ci leneen waxuma la bi ñu def Moustapha ak bi ñu def bien sûr xam nga bi ñu def Coro man gis nga Matar ak keneen soo seetloo à chaque fois may yëkkati kàddu fii ci Walfadjri du may wax souvent lu ma concerné parce que man dama jàpp ne ma personne le Moustapha Diop que je suis est insignifiant ak Sénégalais yi nga xam ne ñoo ami problème les problèmes des Sénégalais samay problème c'est insignifiant par rapport à ça d'autant plus que man bari na ay saaga yu may saaga yoo xam ne Coro su ma ko nit yónneewul du ma ko gis dëgg la parce que man je dis une chose très claire mooy man kenn du ma saaga ma la koy seetaanal kenn du ma saaga ma koy déglu mën naa déglu rek ba mu des ay saaga yu jëm ci man du ma déglu ay saaga yu jëm ci keneen bay déglu saaga yu jëm ci man moo tax à chaque fois que je reçois un message comme ça su nekkul ku ma jox cër trop je te dis tout de suite que ça soit la dernière fois nga may envoyer ay messages yoo xam ne dañ ma ciy saaga parce que am voilà mais li am solo dans tout ça man am na Coro man am na li tax may wax ci loolu mooy su fekkoon ne ay quelques xale ñoo jël seen liberté di saaga ay kilifa parce que Moustapha du kilifa mais am na ay kilifa yoo xam ne dañ leen def la même chose ay bu fekkoon ay quelques xale ñoo koy def dinaa ko comprendre mais est-ce que xam nga ne loolu noonu c'est organisé par des gens de Benno Bokk Yaakaar et de l'APR c'est organisé par ces gens là la preuve gis nga man biñ may yónnee saaga wuyuuma faalewuma leen dañu jékki-jékki dugal ma ci benn groupe WhatsApp bu ñu tuddee avec Macky xaw ma lan xam naa loolu mooy dugal ci groupe bi di nga gis ni lay saaga mais man groupe boo ma ci dugalee ba génne sama bopp ma sama bopp am naa liberté beneen bi mooy ñaari kilifa yu bokk ci APR woo nañ ma téléphone démb dama bañ a tudd seen tur parce que xëy na mën nañu am poste ministre wala poste DG te bu ma leen tuddee ñu dana leen dàq wala duñ leen ko jox wala duñ leen ko jox mais ñaari kilifa woo nañ ma kenn ki daf ne ma Moustapha man dama lu ma metti ma ne ko lu tax mu ne ma dama gis suñu plateforme yi mooy seen groupe WhatsApp yi dama ci gis ci suba ba léegi ñu lay saaga rek te saaga yi ñu lay saaga bi ma ko dégloo man bi ma demee déglu li nga wax yépp dama ne mais li nga wax am nga ci droit am nga droit ne lii bu amee yëguma ko ku la ci saaga daf laa tooñ ma ne ko boo demee nga ne leen parce que man wax amul wax ak yoom mais wax leen ne leen mën nañu continuer di saaga ba 2050 du tee bu subaa ci àjjuma ji su ma yàlla mayee wér dinaa toog Walfadjri wax la ma waxoon ma waxaat te bu bis bu may def live bi jotaatee dinaa toogaat wax te la ma waxoon dinaa ko waxaat buñ mënee nag di ko di saaga dañ saaga ba 2050 man nag yàlla dama dimbali ci lenn Coro man dama bokk ci benn famille boo xam ne lii xew ci internet ak YouTube ak Facebook yooyu itteelu leen donc man buñ may saaga man maa koy yëg mais ñoom duñ koy man moom li ma gën a ray daal mooy internet bi may liggéeyee fi may jëlee information mais bu ñëwee ci loolu ñoom li ñuy yëg sax mooy li may wax ci télé bi nii mais bu fekkee ne YouTube la kii xanaa ñu yóbbul leen ko wala leen ko duñ ci kii man bañ ma ko wax léegi am na 3 mois jàpp am na 2 mois jàpp 3 terewul maa ngi def sama liggéey dañ ma gën a sax may courage dañ may yokk kii mais buñ dee wax sentiment d'injure sentiment d'injustice ak yeneen yoo xam ne Sénégalais yi ñu ngi koy dund ñu gis benn camp boo xam ne xëy na moo la koy def moo koy def keneen ak keneen mais buñ dee wax ci li nga xam ne ni moom moo ëmb faatuk Imam Ndaw voilà
Fatou Imam Ndao am na lu mu jur ci ñoom ci seen mentor muy le chef de l'État président Macky Sall bi nga xam ne doon nañu xaar kat Imam Ndao li mu représenté ci Sénégal Imam Ndao li mu représenté ci umma islamique li mu def tam ci ay doomu aadama li mu ubbi ci ay daara ñu jàpp ne kat fii ci Sénégal dëkkub laïque la waaye itam l'islam nekk na li fi dominé nga gis li mu liggéey ci l'islam kooku di ténor boo xam ne dafa génn àdduna amul dara loo xam ne président de la République mën nañ koo sentir ci côté moom mu war koo mën a wane ci naqarlu li nga xam ne moom mooy li am ne yàllaa ko jël kenn mënu ci dara waaye itam am nañ tam droit am ñaanal ko am nañ droit méttitlu ne suñu sañoon mu nekk ak ñun ba ma yokkal la ci Soro ma yokkal la ci loolu nga mën cee jóge di kañ ay tubaab yu génn àdduna ma yokkal la ci laaj yàlla ko Moussa ba ñenn ci internet bi suñu maam Elisabeth ba faatoo c'est ça ba ñenn ci internet bi di la jiiñ ne doo président wu Sénégal gouverneur u France nga ci Sénégal ñu la koy jiiñ ne keneen ak kenn donc lii suñ ko Moustapha léegi gis nañ ba ñuy denc imam Alioune Badara Ndao mbooloo mu bëri ma fa nekk mais ak ay imma yoo xamante ni jël nañ fa kàddu da ngay xam ne est-ce que réussirul mission de bu mu doon éveiller nit ñi ak conscientiser nit ñi tasul ndax am na ko ci jël doguma la imam produirul ay milliers et des milliers de imam Alioune Badara Ndao soog a dem bàyyi xam nga man réussite bi ma njëkk a gëm moo di ne imam Alioune Badara Ndao déjà bu fekkoon ne ñi mu jàngal wala nitu daara yi rek ñoom ñoo recevoir adopter adhérer ci message bi mu doon véhiculer déjà c'est une réussite mais boo xoolee ñi nga xam ne ñooy identifié wu ci Imam Ndao ñi nga xam ne ñoo gënal sonn sax dans son combat mais du waa daaraam du nitu daara yi les jeunes là ñuy ay activistes ak yooyu ñi lancé le nu ñu koy Koppar Presse boobu ñi ko tëf yëpp ñooñu c'est des gens yoo xam ne bon mën nañu jàpp c'est pas des nitu daara donc son message dafa dépasser même cadre jàkkaam wala daaraam pour atteindre d'autres cibles parce que exemple Guy Marius Sagna il est très loin de daara de Imam Ndao mais boo gisee témoignage bi mu def ci moom nga xam ne le message de Imam Ndao mais dafa am benn portée bu extraordinaire mooy tey dafa atteindre la jeunesse sénégalaise en tout cas ñenn ci jeunes sénégalais et ça c'est très important beneen bi mooy man dama jàpp ne kilifa la Imam Ndao jiite woon na ab banqaas ci kuréelu imaam yi moo jiite woon bu kaw la exactement di nit ku ñu respecté subir li mu sibuur yëpp ci réewum Sénégal ci at yi ñu génn kooku su génnee àdduna man defe naa ne amul warul nekk benn jafe-jafe pour autorités yi ñu compatir au moins ci douleur famille yaa ngi dégg warul nekk benn jafe-jafe parce que ñu ko gën a ñàkk njëriñ pour Sénégal faatu nañ fii ñu teral leen sax waxuma la di compatir ci douleuru seen famille mais non seulement loolu amul mais mu faatu talaata àllarba nga gis ci président de la République benn joie benn sourire boo xam ne ak la coupe du monde mais ku ne kenn du ko wax da ngay wax lu la neex rek il faut ñu wax ko gis naa benn waaye dem mu ne ma ci Facebook laa ko gisee d'ailleurs mu ne moom mbégte bi mu gis ci Macky Sall mercredi rare na mu koy gis waaye ju ne am na beneen waaye mu ne Macky Sall moom ce qui est sûr mooy war nañ laat ban ASC la bokk parce que boo ko xoolee ak coupe du monde xam ne supporteru ASC supporter nawetaan la woon way na coupe bi comme pas possible mais bon loolu la ñuy bañ ko wax ci way ko kañ ko faatu nit ak loo ko mën a am loo ko dencal bu gaañoo rek je pense que foofu moom amatu dara loo fi mën a denc parce que foo xamante ne nit dafay passer forcément je pense que ne loolu ak lépp loo mënti am war nga mën ko baal ci lépp fàtte ko et je pense que ne bu fekkee institution war naa taxawee noonu te bu fekkee